mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. Assane Gueye. ginnaaw bi mu jotee rapport yi Cour des comptes président de la République Macky Sall addu bu njëkk ci suba lu ñeel rapport yooyu ak li nga xamante ni mooy xalaat bi jëm ci taxawal mu ne commission bu yëngu ci wàllu exploité gi kañ daal na nag rafetlu bu baax li nga xamante ni mooy bilan ci na mu taxaw ba fii ci wàllu liggéey ak yorin fii ci Sénégal wàllu yoon daan bu tegu ci maire bu Mbour tukkee ci tribunal ab diwaan ga ñaari ati kaso yu muy tëdd ñetti weer ya ginnaaw bi nu ko toppee mbiri jalgati ci wàllum këyit ay avocat am ne daañu def appel wàllu bokk na ci Senelec ak facture yi nga xamante ñooy mujj yi ginnaaw yu njëkk ya jib coow ci réew mi ak wàllu ko certe am na ci ñu seeni borom gis ak tan ak li nga xamante ne mooy wàññiku donte am na ñeneen ñu ne ba tey yëf yaa ngay saf ci ñoom njàng meeg professeur contractuel yi ci wàllu philosophie ëllëg gréew ñetti fan ñu fas yéen ko sumb ngir di sàkku rek ñu ne ñu wéyal formation gi ci ñoom ci wàllu seen ak lijaasa ak it luy gënal seen aw nekkin ci yooyu jamono ca Ziguinchor université ba fa ñu tudde professeur Assane Seck étudiants yi xëy yëglu dox beeg manifeste gi li ko waral mooy dañoo bëgg njàngale mi tàmbaliwaat ci ñoom bitim réew soxna Anna Rocha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Assane Gueye feebar coronavirus bi ñi yëngu ci wàllu koom ca Maroc tàmbale am tiitange ci fukk ak ñetti millions touristes yi visité daaw Maroc lu ëpp téeméeri junni chinois ci lañ bokk démb sax nag Maroc dafa mujjee rapatrier yenn ci ay doomam yuy jàng foofe ca Chine Gabon tàmbaliwaat nañ njàngale mi altine ji ci ay diwaan yu mel ni Libreville benn semaine ngi nii école yi dañoo tëjoon ndax ñu ngi doon lam-lame nii dafa am ñuy sàcc xale yi ci yoonu école yi diggante Kigali ak Kampala nag mel na ni jàmm mu ngi tàmbaliwaat Paul Kagame ak Museveni daje nañ ni ki démb ca Luanda ba xaatim ab déggoo. jërëjëf Anna. jàmm gën ay sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay la Assane. bismillah. nu daal di waxtaanee lu jëmoon ci xeex démb gi fële ca Alassane Djigo diggante supporters yi Pikine ak waa Casa Sport ñii di waa Casa Sport yi nee nañu kon dinañu daal di kalaame ji foofee ca wetub ligue professionnelle ba ngir ñàkk rafetlu yëf ya na mu fa demee dinañu déglu seen secrétaire général di Siak Bodian waxtaanee wàllub tabaxum stade ca Diamniadio gannaaw Dakar Arena ñu ngi faa waaj a samp stade olympique bi waxtu woowu nag la ndawi Diamniadio daal di ko yëkk seen kàddu ne ñoom daal yëf yi daa mel ni la ñeen ca seppi ni weñ ci soow bokk nu ca te amuñu fu ñu tàggatoo loolu nag bokk na ci li xëtt seen xol dañ leen déglu ci journal bi. jërëjëf Malal yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM rapport yi Cour des comptes yi ci loxoy njiitu réew mi président Sall ak mujjantal gi ñeel yooyu rapport mooy waxtaan week RFM ñu am yaakaar ànd ci ku mel ni Elimane Kane moo jiite ONG Legs Africa professeur Ngouda Mboup juriste professeur de droit université Cheikh Anta Diop Ndakaaru Abdoulaye Diop ci technique bi régisseur d'antenne Oumar Diaw da ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi Ndakaaru Médina rue 15 angle Corniche immeuble El Hadj Elimane Ndour ci suba ci bi nga xamante ni noonu la ñu ko baaxoo altine ju njëkk ci weer wu ne def levée des couleurs ci palais de la République président Sall àdduna bu njëkk jëmee ci rapport Cour des comptes yi ci njëlbeen rafetlu na li nga xamante ni moom la taxawee nguuram boobaak léegi ci wàllu yorin yooyee rapport nag xalaat na ab commission bu yëngatu ci wàllu exploité gi leeral li Mohamed Ali Mouba. gannaaw bi mu félicité woo nu ñu publier rapport Cour des comptes président de la République bëgg rek ñu am dal ci lu résultat yi wone ñu bañ a yàkkamti. loolu nag bu ñu nekk contrôle du càggante ni rek musiba am na contrôle dafay wone est-ce que conformité am na par rapport ak suñu ay texte seen boppam léeg-léeg dafa war a évoluer ensuite dafa am texte yu bëri yu bees yu ñëw di dugg ci réew mi jógee UEMOA par exemple ren ji budget bi ni ñu ko daan defee dafa soppeeku complètement budget programme la ñu wax dafa am procédure à part loolu tam dafay laaj pédagogie si ñi ko war a doxal parce que il suffit nga bañ a jaar li code bi wax rek ñu ne def nga jalgati nga yoon du càggan détournement de deniers parce que nit ñi li ñuy jàpp mooy ay détournement. problème ci wàllu règlement problème ci wàllu procédure et pourtant Cour des comptes waxul loolu kese nee na am na ñoo xamante ni def nañ njaaxum yenn yoo xamante ni ci wàllu détournement président Macky Sall d'accord ci lu nu mel ne dina ci def suivi. doxalin bi ñu war a xam ne aussi la daan am mënatul am parce que d'abord démocratie bi toll na foo xam ne ak gouvernance bi loolu mënatul am donc ku nekk na góorgóorlu ci li ñu ko dénk afin que mu doxal ko ci anam yu gën a rafet. ngir kon joxe gage ci wàllu bonne gouvernance président de la République nee na dañuy kon créer benn commission bi exploiter rapport yi ñuy publier. jot naa rapport bi dina taxawal commission bu koy xool ngir ñu mën ko exploiter au maximum.
njiitu réew mi nee na nag léegi Cour des comptes am siège am ndaxte léegi liggéey bi jeex. jërëjëf Mohamed Ali Mouba ci wàllu woowu ñeel taaxam Cour des comptes bi nag ci xibaar état bu Sénégal dog na contrat bi nga xamante ni moo doxoon diggam ak entreprise bi di Satar yoroon liggéey wi yeexite am ci boobaak léegi ñeel boobu bâtiment Cour des comptes président Sall saako ci weneen wàll ñu gën a baral jéego yi ngir yeggale gi Hadj Ndiogou Diène. gannaaw bi ñu xaaree ay ati at liggéeyu makkaan bu bees bu Cour des comptes mënul fexe ba pare nguur gi dafa daal di dakkal contrat bi doxoon digganteem ak Satar bu entrepreneur bii di Mbaye Diop ministre des finances daal dina koy xamal société boobu fan yi ñu weesu Satar demoon ba tàggatémbe mënul yeggali chantier bi nga xamante ne ci diiru ñaari at lañ ko waroon a tabax waaye tey jii ñu ngi ci juróom-ñetti at te liggéey bi parewul ñi ngi yem ci finition bi ci immeuble ñeenti étage boobu li liggéey yooyu parewul sax tax ba waa Cour des comptes dañuy toltolaan seen service nekk diggante Almadies Point E ak immeuble Faysal biir Dakar di loo xamante ne nag buñ sukkandikoo ci nit wóorul ndaxte ñoom seen liggéey dafa xaw a doy waar tuuti tax nag ba njiitu réew mi mbir moomu def ko mbiru boppam président Macky Sall jox ci ndigal ministre des finances ngir nag mu fexe ñu daal di yeggali chantier bi ni mu gën a gaawee mu wax ko ajjuma bi muy jot rapport yu Cour des comptes daal di ko yeesalaat naka tey ji ci suba ci cérémonie levée des couleurs bi ñu doon amal ca palais mu doon wax nag ci mbirum rapport yu Cour des comptes makkaanu Cour des comptes nag nekk benn R+4 boo xam te ne dina am ñaar téeméer ak ñaar fukki bureau waaye tam rez-de-chaussée ak ñaari souterrain mu nar a jar nag lu mat juróom-ñaari milliards ci sunu xaalis. jërëjëf Hadj Ndiogou lu jëm ci wàllu rapport yi Cour des comptes yooyu ak lii di gis-gis ak xalaat bi ci secrétaire général président de la République ministre d'État Mahammed Boun Abdallah Dionne am jibal yooyu kàddu ci Gossas du lu dalal xel yenn ci aji seetlukat ci wàllu politique dañoo gis ne yëf yi du lu dal xel ci wàllu mujjantalu yooyu rapport Georges Dethié Diop. Mahammed Boun Abdallah Dionne ki mu sànni xeer moo di Nafi Ngom Keïta waaye la ca ginnaaw secrétaire général bu présidence de la République OFNAC ci wàllu boppam la yekk lu mel ni xeme te nag ñoom ñoo taxawaloon organe googee taskat xibaar bii di Assane Sam jàppee ko lu yéeme. loolu yëpp day wane ni OFNAC ñoom teg nekk fu pare mais dafa leen déranger OFNAC arrangé wu leen la ñu bëggoon mooy setal gestion seeni ñoñ dafa mel ni loolu dañ ci bëgg a génn dafa mel ni la nga xamante ni moo fi xewoon naka jekk ci politique maanaam képp koo xamante ni da ngay faral ak nguur gi ak faral président di ko politique yooyu ñu bàyyi la ngay doxal nu mu la neexee te kenn du la sonal dafa mel ni loolu moo bëgg a continuer donc OFNAC dem ba mission daanaka mënatu ko remplir wala boog bu ko dee def tamit bu ko def anam ba mu gën a. kaddu yi Mahammed Boun Abdallah Dionne li tax mu gën a ëlëm ñenn ñi moo di nguur gi dalalul xel yi ci wàllu yorinu kopparu askan wi Moussa Diaw di jàngalekat ak gëstukat ci université Gaston Berger bu Saint-Louis mbir mi ëlëm ko. loolu dafay tax ni ñu am doute ci avenir réew mi organes yooyu waruñu leen attaqué ñooñu parce que ñoom ñoo leen nommé woon suñu jógee ba tey nag di attaqué ñooñu loolu kenn dootul xam orientation bu ñu jël jom parce que su fekkee ni chaque fois dañu wax ne ni ñu ngi ci bonne gouvernance ñu ngay gérer réew mi xaalisu réew mi et puis d'un côté rapport suñu génnee ñu wane ni am na ay rëq-rëq yu bare yu am ci réew mi te citoyen di ko gis loolu nag dafay tiital nit ñi daf leen di tiital ci ñu leen di gouverner dafay tiital ci responsable ñi fi nekk ñi ñu nga xam ne ñu nga ñooy décider position pouvoir loolu day am tiitaange avenir u réew mi parce que am na ay ressources yu ñëw ressources pétrole beeg yooyu suñu gisee lii nag loolu inquiétude dana am pour avenir réew mi. ab laaj jib ndax jamono ji ñi nekkee ci bopp nguur gi li dayoon seen i yéene dañoo dem ba ci kanam mënatuñ ci dara seen i jikko dàbb leen leneen itam moo di ndax du ab signal ñu jëmale ko ci njiital OFNAC gi jamono ji di Seynabou Ndiaye Diakhaté ci ñaari kaay yépp nag buñ ko wéyalee ni OFNAC lu jëriñati dara kasaara lay mujjee doon. jërëjëf Georges Dethié Diop ñu dellu si waat ak yéen mbokk yi ci li nga xamante ni bokk na ci ne ay kaddu tukkee tey ci suba ci président de la République àdduna jëmee ci tolluwaayu doomu Sénégal yéen ne ca Chine rawatina étudiants yi ca dëkk bi jàngoroy coronavirus gi nuyoo muy waa ca Wuhan foofee président Sall xam leen ni fukk ak ñetti étudiants ya fa am nañu taxawu ak lii di gungeek état Sénégal ñu ngi it xalaat ci wàllu delloo sigi waaye du lu yomb ci li mu laaj yëpp ci matuwaay ak jumtukaay yi président Macky Sall ak sunuy naatango yu RTS. jàpp naa ne pour que ñu rapatrier ay doomu Sénégal yu nekk foofu loolu amaguñu ko ci wàllu taxawaay ak wàllu mesure yu ñu war a jël Afrique amu ci benn réew non plus bu ko am parce que booy rapatrier fu foyer maladie am na fekk. d'abord nga mën leen jëli ci anam yoo xam ne doo taxaw ci benn réew fii ak Chine nga mën a dem foofu jël condition ñu leen di jëli ñoom seen bopp ci wàllu médical ak ci seeni capacité ñu bañ a aussi am benn risque
bu ñu dellusee nga am foo leen yóbbu condition yooyu laa ne Sénégal mënagu ko bu càggan ni dañuy seetaan doomu réew mi déedéet ñu ngi jokkoo ak réewu Chine ci lépp luñ mën a def te it bés bu ñu leen mënee génnee dinañ ko def ci condition yoo xam ne ñu ngi koy étudier waaye foofu lañ ci toll. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dañuy dem ba diwaanu Mbour wàllu yoon ak tribunal ga faak la mu daal di addu jëmee ci mbir yi maire diwaan ga sëñ Fallou Sylla jàpp leen ni ñaari ati kaso yu muy tëdd ñetti weer ya le tribunal dogal ci moom ginnaaw coowal li nga xamante ni mooy espace public jardin ba fa woon mu soppar ñi cantine ak yeneen ay avocat nag ne daañ yóbbu mbir yi ci kanamu ëtt beneen def appel Abdourahmane Diallo. ginnaaw atta ngi nii maire bi ak ay ndawu Mbour di jaabante ci tribunal bi verdict bi génn na tey Fallou Sylla dañ ko condamné ci ñaari atu prison ñetti weer yi mu war a tëdd ak ñaari millions yi nga xam ne tamit war na koo fay ndàmpaay moom nag luñ koy toppee mooy falsifier ay dossier administratif avocat partie civile bi nag di rafetlu loolu maître Souleymane Diallo. verdict bi moom dañ ci kontaan di ci santat ndax du loo xam ne day yomb souvent ñu koy gis fii nii faral di gis que ay xale jóg gis lenn lu jaaduwul am seen dëkk ñu bañ a def beneen action lu dul ñëw ci kanamu tribunal pour tribunal tontu ci ca lañ ca doon xaar ci tribunal jox leen ko donc bu boobaa dañ ci am benn satisfaction bu mag. li jëm nag ba xam Fallou Sylla tey jii dinañ ko jëli këram ngir tëj ko avocat ndaw Mbour yi di leeral mbir mi. mandat de dépôt nag décerné wuñ ko ci audience bi waaye loolu tamit procureur moom mën na apprécier bis bu décision bi taxawee ndax moom dana ko exécuter ndax nécessité exécuter ko yooyu yëpp yemu nañ loolu moom la yeyoo ñun ñooy topp loolu noonu moom mi nga xam ne moo fi toogal yoon moom mooy topp loolu. avocat wu maire Mbour bi nag rafetluwul dogalu justice bi moom sax muy xamle ni dina def appel RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñu jàll wutali Ziguinchor ak université ba fu ñu tuddee professeur Assane Seck étudiant yaa yëngu foofee li ko waral bokk na ca ñuy sàkku nu mu gën a gaawee ñu delloo si tàmbaliwaat njàngale ma fa ñoom ak it wàllu li nga xamante mooy nekk nuy ci njàng mi foofee ci université Assane Seck Lamine Ba. teel nañu dajaloo ca buntu université Assane Seck bu Ziguinchor war a jublu nag ci préfecture bi fépp fi nga xam ne nag jaar nañ fa étudiants yi yëkkati nañu ay kaddu naxarlu ni kilifa yi yore li nga xam ne nag moo di seen université nee nañu ba léegi li nga xam ne nag moo di njàng mi dooragul ba tax na ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax Abdou Ba mooy président commission sociale bu UFR lettres arts et sciences humaines. depuis mois d'octobre ba tey ñun ñu ngi fii ci université bi mais depuis lors ba tey ni ngay gis ni dañu préparé woon pour jàng le 6 mais jusqu'à présent tey le février jàng amagu fi parce que salle de classe amul emploi de temps amul am nañu 3500 nouveaux bacheliers suñu fekkee ñu fi nekk moo tax actuellement cours mënul am. étudiants yi nag jàpp nañ ne kaddu yi nga xam ne ministre de l'enseignement supérieur jëloon na ko ne dina jàppale université yi ci dogal bi nga xam ne jël nañ ko orienté ñetti junni ak juróom téeméeri bachelier ci seen université bi nee nañu sàmmul kaddu boobu ba léegi Ramatoulaye Baldé étudiante la licence 3 lettres modernes ci université Assane Seck bu Ziguinchor. parce que soo xoolee restaurant bu nekk université mënul contenir restaurant bi mu ngi jël 350 places te ñun on fait plus de 7000 étudiants tey soo xoolee rang bi romb na pavillon C di dem te loolu suñ sañoon ñoom dinañ ci jël ay mesures ñu jàppale ñu chantier yi ñu waxoon dinañ ñu ko jox le 6 passé na ñoo ngi tey le 3 ñu jàppale ñu chantier yooyu mu pare. nee nañ nag dañuy yem ci marche bi bu kilifa yi bàyyiwul xel seen i doléance nañ amal yeneen xeetu action bu ñu dégg leen. suñu defee marche ba pare nag bu ñu amul satisfaction dinañ def yeneen i plan d'action. étudiants yi université Assane Seck bu Ziguinchor ay bis ngi ni nag ñu ngi wone maire bi nga xam ne moom la ñu amee tey ci suba ñu delloo buum ca boy ba wone nag ànduñu ak càggante wi nga xam nag moom la ñuy dund jamono ji ci seen i biir université bi lee Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. jërëjëf Lamine ñeneen ñu yëglu professeur contractuel yi ci wàllu philosophie li ko dalee ëllëg ñetti fan yi gréew la ñu bëgg rek mooy ñu wéyal formation bi ci seen wàllu formation diplômante bi ñu dakkal ab diir ndax ñàkkum budget ak yeneen dañ ciy déglu njiital seen ak kuréel di Mohamed Ali Diédiog Hadj Ndiogou Diène. ñoo fas yéene ñaxtu à partir de mardi mercredi ak jeudi parce que professeur contractuel yi dañu doon ñaxtu ay at yu weesu te ñaxtu boobu indi leen formation bu ñu tàmbali formation bi nag assemblée nationale moo voté woon budget bi normalement waroon na couvrir 4 années de formation mais bu ñu commencé première année deuxième année ñu gis ni formation bi dañ ko suspendre parce que tout simplement suñu professeur yi ñu doon tàggat école normale
jàngale bu ñu defoon pendant toute une année kenn fay leen ba ñoom mu jural leen ñu téye suñu notes yi ñun mënuñu def inscription moo waral également ñun nag suñ carrière mënuñu ko tayale comme ça parce que non seulement yàgg nañ ci système bi sans formation mais du ñu dem ba tàmbali formation bi ñu koy dagg alors que pay nañu suñu inscription ak yooyu yëpp moo waraloon fan yële passé mardi 16 ñu décrété woon mot d'ordre mais mot d'ordre boobu dañ ko mujjee suspendre bu ñu demee ba am rencontre ak médiateur de la République mu ñaan ñu suspendre suñu mot d'ordre mu mën a suivre dossier bi mais suivre dossier bi nag ñun diir lañ ko may parce que diir boobu weesu na ñu gis ni yëf yi nekkul di avancer moo tax également ñu jël suñu courage à deux mains parce que nous considérons tout simplement que mënuñu toog croiser les bras autorités yi mënuñu jël benn dogal pour sanctionner ñu tax suñu formation mënul moo ay ñu décrété ñetti fan te duñu jàngale banque suñu loxo buy commencer suba mardi mercredi ba jeudi te encore également ñu suspendre totalement les notes parce que jàpp nañu ni duñu joxe note tant que également suñu formation bi continué wul. Mohamed Ali Diédhiou ci turu professeur contractuel yi ci wàllu philosophie. facture courant yi ginnaaw bi Senelec jigee dogal indi rëccamtikook jubbanti ci mbir yi am na ca yenn ci abonné yoo xamante ni facture yu mujj yi seen nañ ci seen bopp wàññite naka noonu donte yeneen ni consommateur ne ba tey jii day saf ci ñoom reportage bu soxna Salimata Aw. Non, franchement, moi j'ai remarqué une def. loolee di facture yi jëkk gannaaw coowal yokk mi bi ñu yëkkati woon ci mbirum facture Senelec yi mbay si jóge ci benn agence yoreb facture di ñu xamal ni wàññi am na dafa sax tiit. li ma remarqué mooy sama facture yu kër facture yëpp dañ ñëw mais sama boss ñëwul ma ñëw di ko réclamer ñu jox ma facture mais y a une baisse par rapport à ce que j'avais payé tout dernièrement j'avais payé par rapport li ma daan fay ma naan maa ngi fayoon sama facture dernière facture 36 000 et quelques bi 23 700 lu ni mel lañu nemmeeku ci waa ji yor kaasu café moom nag mu ni yokku daanaka amul dafa fekk sénégalais yu bëri dañoo xamul la Senelec di wax. je pense que c'est parce que. ñun dañoo fay lu tuuti ndax dañoo wax ni dañuy économiser bu baax a baax suñu courant bi ci kër ga ngir wàññi suñu facture loola mooy li ñu def ñoom nag ñoom ñoo wax ni dañu am ay barème yooyu ñuy def ngir mën a fayeeku ñu ci courant bi maanaam ku ci nekk daal dañu lay nattal ak a xool li nga natt ñu méngale ko ak njëg gañ la war a jox moo tax ñun ñu wàññi bu baax a baax suñu consommation fexe ba suñu facture wàññeeku waaye réew mi daal jaaxal na ma ndax ku ci nekk ci ñoom am nga ci sa ay pexe ak sa ay nattukaay yoo xam ne ñun consommateurs yi xamuñu. ils ont une méthode de gestion. ñeneen nag ñoom di ñu xamal ni yokk am na ndax dañ koo yëg ci seeni poos bu baax. ñu ma daan fay yëpp ay 16000 la lu mu seet 16000 sax dama daan wax ne seet mais léegi di ay 31000 ñaar yëpp 31000. dafa métti te man su ma gën ay lampe rek ñoo fa ne. moom dafa seer moom bu baax ndax man ñaari lampe laa yor lampe bi ti may fay 4000 francs si ñaari ampoule kese sama tere daa yàqu xam nga ne doy na wax. ñu ci ëpp ci sénégalais yi ñu waxal di ñu xamal ni dañoo mujj màngaani ci lii di woyofal ngir maytandiku facture yi seer yi maas leen ba duñu xam fuñ koy waxee. Salimata jërëjëf njàngatu tey gi ñeel RFM ñu ngi ko jagleel gerte gi ak kilifa yeeg lenn ci xibaar yu ñu ca joxe ci lanu ci góob dëgg ren ci wàllug tonne bu fekkee ministre bi ñu dénk mbay mi moom nee na ña nga ca lu ëpp 400 junniy tonne directeur général bu Sonacos ci lu yàggul moom téeméer ak juróom fukki junniy tonne la gis mu mel ni daanaka yëf yi waroo am na ca léeg-léeg lay bi di ñi naan xott lay wax ñi naan kemb loo ci mën di dégg rigueur war na ci mbir yi njàngatu Abdoulaye Cissé. Sénégal moom dugal fi werante dafa yomb nit ñi rek ndax bu ñu demee ba kilifa yi ci seen bopp ñoo bokkatul nu nuy waxee ca la xel di teeyee ndax ba Sénégal di Sénégal ak léegi campagne gerte musuñoo toll ci jamono joo xam ne booy wax ci gerte gi da ngay leeral ndax kemb ngay wax wala gerte xott natt bi kay benn la mës a doon ba tax na bu ministre bi di wax ay chiffres directeur général bu Sonacos di wax yeneen i chiffres mu xaw a wuute ba ku nekk war a leeral ndax gerte kemb gi ngay wax wala gerte xott loolu nësaxal xelu nit ñi la rek te jaru ko ndax campagne bi wax dëgg fa yàlla li fiy coow tey mooy naka la ñuy def kay ba huiliers yi ñoomin Sonacos Copéol ak ñeneen ñi mën a am ci gerte gi ba liggéey seen liggéey ci at mi ñu jëm diwlin gi mën a mate ndax lu ko mooy liggéeykat ya ñoo cay sonn bu nu amul gerte gu ñu liggéeyee ba moytu dañ leen di yawi ca liggéey ba te loolu beneen problème lay doonati ndax dogal bi ñu jël sax ne ajandi nañu exportation yi naam sax lu ñu mën a dégg la waaye du pexe mi ndax bu nu ajee exportation terewul ña nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum exportation ñoom ñu ngi ci marché bi ba léegi di jënd di dajale te bés bu ñu leen ubbilee bunt yi ñu exporté
te la ñu jënd yépp génnee ko réew mi leen gënal ndax njëgg fa la gën a duunee ci ñoom te àla kulli xaal d'accord nañu ni li fi nekk ci gerte yépp Sonacos ak yeneen huiliers yi mënuñu koo liggéey waaye bu nu fayul njëg ba moytul du nu mës a am lu ñu liggéeyee. RFM bitim réew. soxna Anna ginnaaw bu ñu gërëmee sa càmmiñ Abdoulaye Cissé mi ma dey léegi ne kem ba ko gënal xott ñu dem ba Gambie foofu jafe-jafe yaa ngi wéy ci ñi nga xamante ni ñoo bokk ci mouvement bi di Spreyeuz jot na. bokk na ci ñoom ki di Pa Modou Bodian nekk journaliste nekk ki taxawal rajo bi ñu naan Home Digital FM gannaaw biñ ko tegee loxo ba daal di ko féexal léegi rajo moom la ñu daal di tëj nee na jamono yi daal mu ngi dund ay jafe-jafe yu métti moom ak ñi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal foofee ci biir rajo bi. waaye nag nee na fu mu toll nii xaw na am tuuti yaakaar ñu déglu ko ci kaddu yi mu dénk Wuri Diallo foofee ca Banjul la. man nga optimistic that radio bi dina ubbi du yàgga noonu fu mu nekk ni dañu am jafe-jafe torop because nekkul ne man kese la dama am fukk ak benn people 11 people staff yoo xam ne dañ dee liggéey si rajo bi su tëjee du ñu am jamono ji lu ñoo def because dama nekkoon si benn journal boo xam ne dafa tëjoon bu mu tëjee journaliste yu bare ñu fa nekkoon dañu mujjee leneen liggéey lu dul journaliste loolu moom doy na waar. da nga ragal mu dal la yow tamit. mun na dal suma liggéeykat yi wante pour man Sky mooy di limite bi because nekkul ne Home Digital kese mooy plateforme bi wante suma plateforme online moo gën a am doole sax Home Digital FM looloo tax ñu ragal tëj Home FM wante defuñu dara. kenn mënuma téye dangaa téye rajo bi because license bi nguur gi moo ko joxe fu mu nekk nii tëj nañ rajo bi. wante tëjuñ Pa Modou Bodian te mënuñ tëj Pa Modou Bodian gannaaw yàlla looloo tax bu ñu ma jàppoot su fekkee man fitna laa bëggoon bés boobu fitna dina am fii because bu ñu ma jàppee ba pare information jéena dañuy jàpp Pa Modou Bodian gars yi ñu ne foog ñu lakka police station ñu ubbi radio bi. nee nga fu mu toll nii rajo bi policiers yi ñoo fa taxaw ak para yi. waaw fu mu nekk ne policiers yi ñoo fa taxaw para yi ak seen fete la. ñoo jógee Gambie wutali Maroc ak lu jëm ci jàngoro coronavirus gi feeñ ca Chine Maroc daal dina delloo si étudiant démb la ñu daal di egg foofee ca kon Maroc depuis lors nag ñu ngi jamono yi ca surveillance médicale ci ñaari hôpital Sidi Saïd bu Meknès ak hôpital militaire Mohamed V bu Rabat dinañ leen fa téye diirug ñaar fukki fan ci feebar boobu na nag ñi yëngu ci wàllu koom ñoom dañoo tàmbale am tiitaange ci fukk ak ñetti millions touristes yi visité daaw Maroc lu ëpp téeméeri junni chinois lañu bokk kon démb sax kon Maroc wax nañ ko moo dafa mujjee rapatrier ay ressortissants ndax épidémie bi nga xamante ne mu ngi law ba tey leeral yi ak Khadim Mbaye ca Casablanca. fukk ak ñetti millions ci ay touristes ñoo ñëw visiter Maroc ci atum 2019 muy wane rek ni secteur bi mi ngi dox daanaka ci région yëpp yi déggal lu ni mel di Mohamed Abdelatif Khabaj moom moo jiite ñu yëngu ci secteur bi le pour le Maroc am nañu toll ci 13 millions ci ay touristes ñoo xam ne ñëw nañ Maroc ci atum 2019 koppari ci yokk ne ba toll ci 78 milliards de dirhams et une occupation qui avoisine 50. Saïd Mohit moom moo jiite observatoire bu tourisme marocain gis-gisam wuteewul dara ak ki nu njëkk a waxal. L'ensemble des destinations marocaines. mënees nañoo jàpp ni ci région yëpp nag la am ak yokkute li waral lu ni mel nag bokk na ci jéego yi nga xam def nañ ko ci wàllu transport aérien. bu fekkee daaw ñoom gis nañ seen bopp bu baax ren ji mbir mi mën naa am ay jafe-jafe rawatina ak coronavirus bi nga xam ni moom moo jógee ci Chine di law ci ay réew yu baree bari fii ci Maroc nag conséquences yi ñu ngi koy gisandi ñi nga xam ni ñoo di ay chinois war na ñëw fii ci Maroc ca mu jege dañoo daal di gàntal. Écoute, les premières destinations des Chinois au Maroc. Casablanca, Fès ak fi nga xam ne mooy penku bi ñoom nag ñoo ci nar a gën a sonn mbir mi nag soo moytuwul dina dem ba ñaari weer jàpp ba ñetti weer yoo xam ni dafa yemook li nga xam ni mooy saison touristique bi. perdu voire 3 mois. daaw lu tolloog 140 000 chinois. ñëw ren Maroc def fi li nga xam ni moo di tourisme mu nekk nag luy yokk ci at mu nekk rawatina ci atum 2016 ba léegi
Khadim Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. ñu fàttali ne ci bilan bu mujj épidémie coronavirus bi kon lu ëpp juróom fukki nit ñoom ñoo daal di faatu ci province Hubei fële ca réewu Chine ñu wëtali Gabon benn semaine gannaaw bi ñu tëjee l'école yi daal di nañ tàmbaliwaat njàng ak njàngale mi ni ki tey ji dañ ko tëjoon ndax dañoo waxoon ne daal dafa am ñoo xamante ne dañuy topp xale yi ci yoonu école yi di leen sàcc situation bi nag bu ñu sukkandikoo ci RFI mu ngi daal di am safara gannaaw ay waxtaan yu yàgg diggante nguurug Gabon ak fédération nationale association des parents d'élèves bu Gabon nguur gi jël na ay dogal kon nee na dina gën a dooleel dispositif sécuritaire bi ci Gabon bi yëpp daal di ci def itam ay patrouille. fàttali ni ay rumeur juróon jëye joojee ba ñu lynché fa ñenn ñi. effectivement di rek dellu ci xam ne ni xibaar moom bu wér baa gën. Rwanda Uganda yi wecc kon tey prisonnier. waaw loolee mu ngi tukkee gannaaw benn ndaje boo xamante ne président Kagame ak Museveni sëkk nañ ko ni ki démb ca Luanda di capitalu Angola loolee dina mën a tax wala boog dañoo njortu ne dina tax jàmm dellu si waat bu baax a baax diggante ñaari réew yooyu nga xamante ku ci nekk yaa ngi tuumal sa morom ne da ngay espionner sa morom kon njëkkoon nañ signé sax benn accord ci atum 2019 ci weeru août atum 2019 ngir kon. seen diggante politique ak économique bi gën a stable waaye mujjul jur dara bu ñu sukkandikoo nag ci AFP kii di Kagame ak Museveni war nañ dajewaat ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru février gi ñu nekk. soxna Anna maa ngi lay gërëm espionné boo ko trouvé ci wolof léegi billet Cap-Vert Ndakaaru malal doo ma soufflé mooy yëddu gi xam nga ni gars yi def léeg-léeg ngay téléphoné ñu lay dégloo ak yooyu mu ngoog soxna Anna merci beaucoup jërëjëf lal si ñox Diagne ñu dem ba fi nga xamante ni mooy stade Alassane Djigo noonu la foofu la waaw voilà dirigeant Casa Sport de nee nañ la fa xewoon ci ay joorante xeer ak yooyu ñoom ñoo ngi ko jiñ seeni naataango yu AS Pikine ñooñu dañu ko jiñ ak arbitre ba nee nañ lu jig njàggatee moom moo di njaag ndax moom moo ruubee lii yëpp ci yokku temps bi ba la cay xew yëpp xew ca kuddu yi ki ko yëkkati mooy Siaka Bodian secrétaire général bu waa Casa Sport ñaar mbir la bu njëkk bi mooy arbitrage bu bon bi ñu jànkonteel parce que arbitre bi ñu doon arbitrage bi nekk suñu diggante ak Pikine maanaam ñu suuf signaté bu Kraaw Tamba bi match bi jeexee moom moo ne 4 minutes arrêt de jeu ñu yëkkati ko ñu fuwal ko ba pratiquement 4 minutes yi jeex ñii di xaar mu tas match bi mu wóoyal ko ba pratiquement ay 7 minutes d'arrêt de jeu premier problème bu mu créé ñaareel bi mooy que si 7e minute boobu la waa Pikine am coup franc ñu dóor ko si suñu camp ci cafouillage boobu laal bal bi laal loxo joueur Casa Sport mu sifflé penalty ci problème bi mooy que laata bal bi di dem ci joueur Casa Sport bi joueur Pikine bi koy réceptionné ci loxo la ko réceptionné donc faute bu naroon am faute la moo doon am pour Casa Sport plutôt que penalty contre Casa Sport donc loolu mu doon ñaari mbir yi nga xam ne d'abord temps bu mu xëcc fekk mu jeex bu yàgg ensuite penalty bu mu sifflé alors que faute la waroon sifflé pour Casa Sport loolu mooy njëkk problème bi moo nekk premier problème ba tax nag bi mu tasee match bi ci saa soosu pratiquement bii bi duggee supporters yi nag wàcc police bi pour mun a bëgg a wane seen mécontentement léegi ñaareel mbir bu am ci affaire bi mooy que bi ñu wàccee ñoom waa Pikine nekkoon ci kaw gradin ñoom ñoo jël ay xeer di leen sànni ñu bëri amee cee gaañu ñun sa suñuy ñun ñii suñu biir am na suñu bagage yi nga xam ne am na gaañu ci bopp bi ay supporters am ci gaañu ay dirigeants yi ñëw nag seen oto ñu tëj seen i oto donc loolu moo andi véritablement problème bi amoon stade Alassane Djigo donc ñun dañu bind pour wax wane li xew ci match boobu ba pare itam ñu wax leen suñu bëgg-bëgg parce que suñu bëgg-bëgg mooy Kraaw Tamba buñ ko joxati matchu Casa Sport loolu nag dañ koy saisiré Ligue Pro saisiré ko CCA. ñu daal di jàpp itam ni waa Pikine yi dañ bëggoon a jokkoo ñoom ci midi bi mu antuwul waaye ci diggante midi ak 1 heure jokkoo nañu ak ñoom téléphone nee nañu amal nañu ndaje tey ji ci ngoon bu ñu noppee ci ndaje ma ñoom daal ñu yëkki seen kàddu wax naka lañ jàngatee yëf yi waaw ñu jàll wutali jam ñaajo foofu ndaw ña politique sportive bu état bi daal la ñu àndul gis nañu yëf yi daal daa demee wet ndax dañu ni ñoom ñu dëkkee jam ñaajo ca village ba amuñu parc amuñu terrain amuñu fenn fu mën defee seen tàggat yaram ci waxtu beneen woo xam ni ci Diamniadio bu bees bii Macky Sall juddulu foofa ña ngi ci def ay jumtukaay yu mucc ay loolu nag mbir la boo xam ni faaw nu seet nañu koy def ba mu xaw a tolloo lu ko mooy daal njàmbat ak ñaxtu dina am Abdou Diouf Diagne
jamono ji nga xam ne ñu ngi naan ay arena ak ay stade olympique ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Diamniadio gu yàgg ga comme ni ñu koy tàmmee di ko woowee amuñu ay jumtukaay yu ñu mën a tàggate seen yaram muy loo xam ne Al Ousseynou Sow bokk ci conseil communal de la jeunesse mu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. terrain municipal terrain vague la boobu la ñuy football da ngay gis sa ku dugal bi ñëpp ma bu dugg ci biir terrain bi Diamniadio daal ñaari xar kanam moo am malheureusement Diamniadio bële dafa am ay stade Diamniadio bële am Dakar Arena fii benn terrain basket depuis 3 ans mënuñu koo eggali Diamniadio centre amul dara. fa Al Ousseynou teggi tànkam fa la ko Ibrahima Ciss daal di teg moom mi nga xam ne moo jiite zone 9 bu Diamniadio di xam ne jumtuwaayu tàggat yaram yu taaru yi nga xam ne def nañ ko ca pôle ba ñoom ñi taxuñu. bu dee mën nañ Diamniadio ko moom doret Diamniadio pôle urbain lay doon pas Diamniadio bi ancien Diamniadio bi ñu nekk tey parce que gis nañu ancien Diamniadio bi ñu nekk tey même bu fa accès dafa sax problème la donc beneen Diamniadio la ñu liggéey mais pas ancien Diamniadio bi ci suñu gis-gis ko ngir nag bañ a indi naqar ci xolu ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Diamniadio Al Ousseynou di sàkku ci état bu Sénégal mu daal di ci wut ay saafara. ñi nga xamante ni ñoom ñooy investir fële ñoom en corrélation ak les autorités nañu gestu jeunesse su Diamniadio nañu gestu suufu Diamniadio bi nga xamante ni dañ koo jël parce que tey mënoo ñëw ci dëkk nga jël suuf si ba pare di def ay investissement yooyu doomu dëkk bi gis ñu seen bopp. ay saafara nag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite bokk moomeel ba fas nañ ko yéenee wut bu ñu sukkandikoo ci Arona Ngom di chef des services techniques. ci ressources propres yu collectivité bu Diamniadio am enveloppe boo xam ne prévoir nañ ko ci budget ren mu war a mën a jëlaale en charge un certain nombre de choses au niveau du stade mais aussi ci volet partenariat maire mu ngi ciy dox ay jéego yu am solo. du gulet ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu tàggat yaram te nekk ca Diamniadio di wane seen mer ndax ñàkk jumtuwaayu tàggat yaram yi nga xam ne moom la ñu dëkkee RFM Diamniadio Abdou Diouf Diagne. jërëjëfati ba suba ak jàmm.